bokk gëm-gëm fas yéene tamit doon candidat ci élection locale yi nga xam ne moom lañ dëgmal fii ci commune bu Patte d'Oie ñu may ko rek mu nuyoo ko internet yu Dakar 24. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa internet Dakar 24 yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu aussi sama waa commune muy commune Patte d'Oie Buldeuse Grand Médine Soprim extension cité Alamal cité BCEAO impôts et domaines Damel Mista Léopold. xam nga commune bi nag dafa bëri ay kii te boo limee benn bàyyi ñeneen ñi foog nga lim ñëpp nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp man yaa Fatou Coulibaly présidente mouvement bokk gëm-gëm ci commune Patte d'Oie maa ngi nuyu ñëpp waa askanu Patte d'Oie yëpp maa ngi leen di nuyu ak seen internetu Dakar 24 yi maa ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf yaay Fatou soo ñu doon wax yow yaay kan. waaw. kontaan ci question bi man maay yaa Fatou Coulibaly présidente mouvement bokk gëm-gëm en même temps di fonctionnaire dans l'administration au niveau de la direction générale de la comptabilité publique et du trésor fa laa nekk tamit présidente boo xamee ne nii yàgg na yëngu ci comme actrice de développement ci biir commune bi yore fi ay mbootaayu jigéen di leen jàppale ci développement ak social kooku mooy yaa Fatou Coulibaly ci commune Patte d'Oie. nga jiite mouvement bi ñuy wax mouvement bokk gëm-gëm ndax mun nañ xam lan moo waral ngeen sant boobu mouvement ak ci lan lay yëngatu. liñ naan c'est un produit local dafa nekk ci gox bi comme ni ma la ko waxee dama nekk ci gox bi en tant que actrice de développement. di yëngu ci mbootaayu jigéen ñi di ci def lu am solo yëf yi di màgg nag di dem ndax mbootaayu bi ma yore 2010 ba léegi ñoo ngi ko yor ak jigéen ñi di ci def social di ci def développement lépp ci biir di dimbalante ci sunu biir di natt di teggi jigéen ñi gis ci seen bopp bu baax jóge ci point A yegg ci point B ba nga xamee ne ni dem nañ ñun bay def ay social au niveau de toute la commune boole ci sax département bi parce que dañu def ay consultation gratuite ophtalmo généraliste ORL dentiste ñu def ko un peu partout ba Bargny léegi bi ñu defee loolu amoon sunu ay càmmiñ ñu àndaloon di ko def léegi bi ñu àndeek sunu càmmiñ yooyu di ko def ñoom tamit ñu bëgg ñëw gis action bi nu mu rafetee ñu bëgg a bokk bi ñu bëggee bokk nag ñu ne nañ ko yaatal def ko mouvement wax dëgg yàlla bañ koy def sax xalaatuñ ci woon ndax dinañu dem ba di soxla gox waaye dañu ko doon def rek ndax sunu développement gox ak ci côté social bi ñu am ci taxawaay bu baax léegi nag ñu dem ba yëf yi yaatu ba bon am ci ñoo xamee ne nii tey ci biir daal ne ma bon yow li ngay def nii c'est comme taxawaayu maire la pourquoi pas nga ñëw ñu porter sa candidature bañ ma ko waxee bon début bi ça a été loo xamee ne nii surprise la ci man ma ni leen non man daal affaire maire yi day daal di yegg ci politique te comme man actrice de développement la fonctionnaire la day daal di peut-être diis ci sama côté ndax man ni may doxee bon ñu ñëw nag topp ci ba ma ne leen bon d'accord on va avancer ñu xool de toute façon xam leen ne su ma koy jëlit di ci dem ak yéen ça va être une politique autrement parce que munoo ne damay laaj baatu askan wi te nga ni doo politique mais mën nga ko def autrement c'est-à-dire yow li nga fi gisoon ba tax nga ragaloon doo ko doxalee noonu ci beneen sens nga koy doxalee te ñi ma àndal nag nongul ma ko ci sens boobu ñu ciy dem di dox ci biir bokk gëm-gëm nga xam ne politique de valeur la ñuy woote éthique et morale ci moom la ñuy dox ci askan wi ba yegg si fii ñu yàgg si nag ba war a laaj baatu askan wi. kon mu mel ne léegi leer na yaay Fatou Coulibaly fas yéene doon candidate ci wàllum élection locale yi ñu dëgmal fii ci diwaanu Patte d'Oie wax nga ko politique autrement ngay préconiser sa programme ci lan nga koy fas yéene tënk ngir askan wi mën laa jox seen baat. ñoo nekk jege sunu askan soo déggee ñu ne jege sunu askan toujours ñi ngi toog ak ñoom ñi ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi échanger ak ñoom. kon tey mën naa ne programme bokk gëm-gëm mooy programme askan bi te ci askan bi lañ ko nar a jëlee muy ci côté éducation ci côté sport ci côté santé
ci côté employabilité des jeunes, formation des jeunes, assainissement bëri na daal yoo xamee ne ni ñi ngi ciy waxtaan ak askan gi ndaxte ñun dañuy dem ci terrain bi di waxtaan ak askan wi ni ñuy demee ci terrain bi di waxtaan ak askan yi nag ci la ñuy jëlee seen jàmbat yu bëri yoo xamee ne ni tey day ñun dañ koy daal di ànd ak askan bi saytu ko mu doon suñu programme bu soobee yàlla. waaw boo ne gëm-gëm foog naa ne jeexal nga wax ki ndaxte gëm-gëm ni li tax ñu tudd ko mooy dem ba jeex lu ñu dugg dañ cay daal di dem ba jeex ndax gëm-gëm gi ñu àndal kon tey buñ ko defoon lu ëpp 15 millions sax ñun dañ koy sóoru ndax gëm-gëm moo ñu ci dugal ak bëgg a defar sunu askan defar sunu gox kon loolu foog naa ne duñ ci reculer devant rien incha allah bu fekkee yàlla may nañu fekkee tal te may ñu kàttan gi dañ ciy dem ba lu mu laaj rek ñu joxe ko incha allah. non man avantage laa ko mën a tuddee parce que il est temps aussi que jigéen ñi mën a taxaw jël seen place ça ne veut pas dire que ni xam nga ñun suñu société dafa am nu mu tëddee tey bu ñu nee jigéen dinañ ne ci biir kër ga soxna lay doon te dina topp ci ginnaaw jëkkëram buñ ne jigéen ca jàq ja day topp ca ginnaaw góor ña waaye buñ ne jigéen technicité bu fekkee jigéen jàng na ko war koo mën a jëriñ goxam foog naa ne war na mën a taxaw jël place ba jëriñ ko askanam te fi mu nekk nii booy xool nag toujours man mooy li may wax jigéen ñi ndax dama leen jege loolu dama leen di wax ne leen liñ ñu sédd muy détail tàccu ak di fale ñun jigéen ñi tey il est temps ñu jël beneen dimension mooy lan détail yooyu ñu sédd ñu tege ko nee wane nag la ñu mën bu dee ci jàng bu dee ci liggéey ñu wane ko te foog naa ne jigéen dafa nekk loo xamee yàlla da ko sàkk mu doon lu ragal gàcce jigéen dafa ragal gàcce kon foog naa ne jigéen buy xëccu dara rek da cay daal di dem ba jeex kon man gis naa ne tey bu ñu ñamoon jigéen ñi ñu xool ba xam foog naa ne daal dinañ gis leneen parce que jigéen ñi mën nañ ko am nañ capacité bi te ñoom jigéen ñi li may wax toujours yéen ay fale kon il est temps ñu fal suñu bopp boo gisee jigéen ñi toujours gars yi liñ ciy ragal mooy toujours dañ naan jigéen day contre moromu jigéenam mais je pense que ci période bii ñu toll jigéen ñi commencé nañu comprendre que ni jigéen dafa war a jàppale moromu jigéenam parce que loo gis nag boo ko essayé wul doo xam lan la lay jox il est temps ñu essayé jigéen ñi ñu xool ba xam lan lañ ñuy jox parce que ñun ci service yi ñuy nekk gis nañ ne que jigéen ñi ñu ci am rigueur lañu. ñu fàttali kon suñuy internautes yi ba léegi yéen a ngi suivre seen émission la parole aux candidats tey ñoo ngi fii ci diwaanu Patte d'Oie Builders ñëw seq ak waxtaan ak soxna Yaye Fatou Coulibaly jiite mouvement bokk gëm-gëm nekk kon candidate ci wàllum élection locale yi fii ci commune bu Patte d'Oie soxna si ñoo ngi ci jamono ji ci ay jamonoy coalition bëri na ay coalition yu judd wala yu fi nekkoon lu mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar coalition Yewwi Askan Wi ak coalition bi mujj bi biñ tabax te PDS jiite ko ndax mun nañ xam mouvement bokk gëm-gëm boppam kese lay demal wala day dem ci ab coalition. bon mouvement bokk gëm-gëm dafa am benn taxawaay boo xamee ni déjà ci la ñu nekk ci la ñuy demee taxawaay boobu mooy lan tey mouvement bokk gëm-gëm dafa ci biir mouvement bi mën naa ne benn coalition locale la li tax ma ni coalition locale la te ñoom ñi ci bokk ñëpp tey dañu porter sama candidature ñun ci suñu biir amuñu benn jiixi jaaxa déggoo nañu ci man maay nekk seen candidate te ña ca nekk ci biir yëpp tey am na ñoo xamee nekk nañ ci parti mais dañu summi seen mbubu parti ñëw ci gox bi comme dañ ne gox-goxaat ñëw ci gox bi summi seen mbubu parti ñëw ci gox bi ànd ak bokk gëm-gëm pour bokk gëm-gëm mën a dem aux élections locales bokk gëm-gëm nag boo ko gisee tey tëjalul kenn buntam ci ñooñu ngay wax ñëpp comme ñi jot a ñëw ci biir bokk gëm-gëm te bokk ci yeneen parti
summi seen buubu parti ñëw ànd ak bokk gëm-gëm mu nekk loo xamee ne ni citoyenneté rek la tey tëjalul kenn buntam pour ñu ànd ci en toute citoyenneté mën a laaj baatu askan wi liggéeyal sunu gox loolu mooy taxawaayu bokk gëm-gëm tey. ñu yéen a ngi woon ci wàllum déroulé lii di seen programme xam nañ ne sànq maa ngi koy wax commune bu Patte d'Oie bëri na ay quartier est-ce que jamono ji tàmbali ngeen seen plan d'action dem ci askan wi proposer leen seen programme ngir ñu voter leen ak. waaw tey bokk gëm-gëm boo ko gisee dafa tàmbali plan d'action bu yàgg avant ñuy wax sax que ni élection locale mi ngi jege si walla mi ngi ñëw ndaxte booy xool bokk gëm-gëm mën naa ne depuis très longtemps li mu doon def ci gox bi mooy action sociale yi mu fi doon def ak ay action de développement yi mu fi doon def ak yëpp c'était pour tey mën naa ne bokk na ci plan d'action wu bokk gëm-gëm ndax loolu bañ ko dalee def yàgg na te mënuñu citer lépp nag bari na parce que tey bu dee suukaru koor bokk gëm-gëm yàgg na di ko joxe sargal sunu maman yi 8 mars dañuy dem sargal sunu yaay yi am lu ñu leen jëndal cadeau jox leen ko bu dee consultation ñi ngi koy def ci daara yi corona bi ba mu ñëwee jënd nañ sunu ay produits détergents ay masques ay yépp yóbbu ci daara yi yóbbu ñiñ ko war a jox togg ay ñam di ko yóbbu ci daara yi donc ak yeneen ay action yoo xam ne bokk gëm-gëm yàgg na ko def muy ci côté Grand Médine inondation yi bu amee ñu dajale li ñu am ñun biir bokk gëm-gëm daal di koy dajale yóbbul leen muy côté daara yi ci Soprim ci biir Patte d'Oie bi bàyyiwuñu fenn donc action yi nga xamee ne nii bokk gëm-gëm yàgg na ko def du tey kon tey mënuñu ñun sax toog ba tey naan lii la ñuy def ak lii action yooyu ñu tàmbalee woon depuis on peut dire des années loolu rek la ñuy continuer yoon boobu la ñuy continuer ba yegg fi ñu war a yegg parce que tey bu ñu ko yeggalee rek ñun action yooyu moo ñu indi ba fii ñu yegg si kon action yooyu la ñuy continuer ba nga xamee ne nii dinañ jot ci li nga xamee ne nii moom la ñuy laaj askan wi war koo continuer nag liggéeyal askan wi ci loo xamee ne nii dana doon une gestion transparente inclusive avec rigueur loolu la bokk gëm-gëm bëgg a taxawal ci commune bi. ci action yooyu kon nga jot a soulever nga xam ne réaliser ngeen ko fii ci commune bu Patte d'Oie nécessité na ay moyens ndax mun nañ xam mouvement bi fan lay jëlee ay moyens ndax ay membre am kese la wala am ngeen ay mécènes yu. non ay membre am ak présidente ñun daal ñooy dajale li nga xamee ne ni am nañ ko ci sunu poche ak ci sunu ñaq di ko def ci action sociale yi ñuy def loolu daal wax dëgg fa neex yàlla kenn jàppalewuñu ci sunu loxo ci kaw boo gisee tey ñu taxaw jàkkaarloo képp ku fi ne dañuy laajte baat c'est parce que dañoo jóg ñun ci sunu doole di jàppale askan wi ba tey askan wi gis seen bopp waaw bokk gëm-gëm noonu la demee. xam naa dinañ balaa ñu jeexal un peu ñëwaat ci bilan wu actuel maire bi di Banda Diop soo ko doon jàngat yow lan lay doon bilan 7 ans yi nga xam ne nekk na ko ci kaw commune u Patte d'Oie. waaw xam nga tey ñun bu ñuy jàngat dara en tant que technicienne day fekk ñu am ay données yoo xamee ñun dinañ ko ci jàngat su boobaa dinañ xam ne que loolu lii la fi tëddee ak ñii la fi tëddee ndax ñun au sein de Bokk Gëm Gëm dañu bind une lettre adressée ko au maire pour lui demander le compte administratif xam nga tey bu ñu joxoon compte administratif bi ñun dinañ wax ne que fii nii la fi tëddee fii nii la fi tëddee te nii la waroon demee mais comme joxuñu ko répondre ñu donc boobu côté boobu mënuñu ci wax mais fi ñu mën a waxee rek mooy askan mi ñuy jege di wax ak ñoom askan wi sooy wax ak ñoom bon manquement yi ñuy souligner ñoom bëri na ci askan bi luñ koy souligner mais man personnellement pour bu ma ko doon analyser tey techniquement laa koy analyser te bu boobaa moom su ma joxoon compte administratif bi man dinaa ko analyser xool fan la ko waroon fan la ko jëlee ak fan la ko daroon yóbbu waaw mais comme nag awuma loolu côté boobu foog naa ne du ma ci mën a sori askan wi nag maa ngi leen di déglu ci li ma leen di déglu toujours ñoom dañuy nekk gisuñu ci seen bopp kon man itamit loolu laa mën a téye fi mu ne nii. nit dese ci waxtu bëritul soo doon lancé benn appel surtout les femmes et les jeunes pour ce scrutin lan lay doon. Surtout les jeunes d'abord
ndax sunu ay doom lañu ñun dañ leen jaboote te foog naa ne njaboot bu ne bëgg nga say ay doom tekki bëgg nga sa ay doom am ci lu ñu jàpp te vraiment ñun ci sunu biir programme am nañ orientation boo xamee ni pour les jeunes dinañ ci taxaw bu boobaa ànd ceeg jeunes yi nag man li ma leen di conseiller mooy bu leen kenn nax parce que ñoom ñooy avenir u ëllëg Sénégal boo géegee ma ni avenir u ëllëgu Sénégal ci gox lay tàmbalee yéeg ci kaw tey jeune bi nga xamee gëm na goxam man tey gëm naa ne du xaar ñu koy jënd ci électorat du xaar ñu koy influencer ci dara damay gëm ne jeune boobu day taxaw muy metti muy naaj muy taw mu ne man dama bëgg sama commune weesu fii mu ne xeex ko nag ba lu mu ci am mu ëllëgee mu taxaw liggéey ko ñëpp gis parce que wax dafa neex mais foog naa ne jëf moo ëpp solo kon jeunes yi tey fi ma leen di woo mooy nañ leen àndandoo def yëf yi benn citoyenneté boo xamee ne ni ñun ñëpp ci sunu biir dinañ ko bokk àndandoo ko xeexandoo ko liggéeyandoo ko ba ñëpp teg ci seen bët jigéen ñi aussi tey dafa am jigéen ñi nga xamee jiite naa leen ñuy nekk ci association mooy li ma la wax ñuy cotiser tey jigéen yu bari yu nekk ci sama biir association am na ci ñoo xam ne jënd nañ terrain ñi ngi koy tabax am na ci ñoo xamee ne ni tabax nañ ba ñibbi nañ parce que association bii ma lay wax c'est depuis 2010 am na ci ñoo xamee ne ni tey seen kër seen chambre à coucher ñoo ko fa def xaaruñu seen jëkkër ci dara kon jigéen ñi nga organiser ba ñu mën loolu tey te xaaruñu ci kenn foog naa ne ñun bu ñu toogee dinañ organiser toutes les femmes de la commune sur ce sens ba nga xamee jigéen ñi dinañu mën a demal seen bopp ba duñu xaar kenn ci seen yoon parce que toujours li ñu leen di naxee mooy kaay leen ñu indi leen financement banque lañ leen di naxee mais depuis jigéen ñi commencé jël financement banque man ban avancement laa ci gis man gisuma ko te ñun au sein de notre association dañuy def microfinance suñu biir microfinance boobu ñuy def suñu biir c'est nous dans nous daf ñuy daf ñuy indi suñu développement ci biir suñu li ñuy liggéey donc jigéen ñi nañu bàyyi ñu di leen nax ci ay financement banque saa yu la lebalee teg ci toowam te bu ci tegee toowam yow donc mën naa ne banque bi ngay liggéeyal donc il faut qu'on chasse raison garder jéem a organiser jigéen ñi ba nga xamee ne ni jigéen bu ne dina mënal boppam te du xaar politicien du xaar banque du xaar kenn lu mën a ne la nag c'est organisation la rek ak orientation lu mën a ne la donc man jigéen ñi foofu laa leen di woo ñun jigéen ñi fi mu nekk nii foog naa ne jigéen bu ne bi nga nekk sa biir kër bu dee dépense yaa koy organiser góor ñi dañ lay fin du mois dañ lay jox rek lañ la am yow yaay xëy organiser yaay togg yaay def lépp donc kon ku mel noonu kan moo ko gën a war a mën organiser askanam. waaw di tàggook yéen rek di kontaan aussi ci émission bi ndax question yi foog naa ne jëriñ na ñi ñu nar a déglu te lépp loo xamee ne ni lu jóg la ci baat walla ci jëf foog naa ne bu jëriñul nit ñi amatul solo te foog nañ ne daal lépp liñ fi waxtaan jëriñ na askan wi ñu leen di ñaanal yéen waa Dakar 24 ngeen seen projet yi ngeen yor ngeen jëmale ko ci kanam parce que mooy li may wax toujours jeunes yi aussi il faut savoir s'entreprendre xam nga tey lii mën naa ne entrepreneuriat la boo xamee ne ni yéen boo leen ko téyee ëllëg mën na jur leneen ak leneen jur ay emploi jur leneen ak leneen kon tey yéen waa Dakar 24 nii ngeen def aussi c'est un exemple boo xamee ne ni jeunes yi mun nañ ci xool man toujours loolu laay damay ne toujours nit bu gisee exemple bu baax rek téye ci nga mën ci avancer donc di gërëm waa askanu Patte d'Oie bu ma nee Patte d'Oie nag commune bi yëpp laa wax. jërëjëf yow tamit soxna Yaay Fatou Coulibaly mi ñu dalaloon fii tey kon ci diwaanu Patte d'Oie ngir waxtaan ak moom ci wàllum élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak candidature am bi nga xam ne annoncé na ko
ñuy jox kon dox daje internet Dakar 24 semaine prochaine ak beneen candidat ngir mu gën ñu xamale ak programme am waaye tamit li nga xam ne moom lay sàkku ci askanam ngir jiite lii di commune seen commune dox daje kon incha allah beneen yoon ak beneen candidat ak beneen invité jaa ngeen jëf.